Moussa Cissokho, 3e bataillon d'infanterie, vous rendez les honneurs. À votre mon colonel. Merci, sir. Merci. C'est un chef de Martouf, chef de Assemblée Patwa. À votre mon colonel. C'est un chef Omar Danfara. Merci, mon colonel. On fi defoon benn opération bu mag bu ñuy wax opération d'envergure pour jëlee fi rebelle yoo xamante ne ñoo fi dàqoon population yi ça fait maintenant léegi 30 ans donc di mën a dimbali population pour ñu ñëwaat seen dëkk yoo xamante ne jóge woon nañ fi te ñu wax population yi ci wàllu boobu la donc état bi mu ngi seen ginnaaw sañ fi ñëwee danañ fi fekk condition yëpp en tout cas pour ñu jàppale leen fii léegi mun nañ leen wax ne fii jëlee ko Umpak dem fii ba ci Balantakunda bi incha allah mun nañ fee ñëw dëkk fii te duñu am benn jafe-jafe en tout cas ci xamante ne jóge na ci nitu àll yooyu ñu leen doon sonalee fii. am na ay zones yoo xamante ne dootoo leen nangu am ay nit yu ko frappé. Voilà, léegi on a tracé des lignes rouges en Casamance vraiment c'est voilà il y a des lignes rouges qui sont tracées par les armées moom mooy ne léegi voilà kenn warutul jéggi en tout cas kenn warutul laal population voilà ku fi laal population nga xam ne yow yaa déclaré guerre donc danañ dal sa kaw. ñu ngi ci Badion benn ci base yi nga xamante nag woy fipp yi ñoo ko moomoon waaye tey jii ginnaaw jàmbaarte bi nga xamante nag sunu armée wane nañ ko jot nañoo récupérer base bi ni mel yéen a ngi gis ci image yi ay bunker yi naka noonu itam yenn ci ay biir yi nga xamante nag dañ koy jëfandikoo ci seen dëkkuwaay. fii yéen a ngi ci suuf a suuf mu des nañ ko waxee noonu ndaxte ab bunker la fi nga xamante nag dëkkuwaay la ci ñi nga xamante nag ñoo yore ay gànnaay fii xóot na lool ñoom nag daanaka fii la ñuy laxatu ngir mën fa dëkk. jël Badion jafewuloon pour ñun amoon na quelques résistances mais comme ni ngeen ko mën a xoolee donc récupérer nañ base bi ci ay heures yu néew. donc récupéré nañ fi ay armes ay njumtuwaay yi nga xamante ni mooy li jóge ci canon yu mag yi ba ci munition ba ci canon yu ndaw yi donc récupéré nañ ko fii récupéré nañ fii aussi ay seen jumtuwaay yi ñu doon utiliser pour déplacer wu mooy comme ay charrette ay moto Jakarta ay vélo donc loolu yëpp récupéré nañ ko fii fii nag li gënoon a am solo fii ci seen liggéey moo nekkoon dañ doon yëngatu ci mbirum drogue donc muy yamba bi donc fii moom daanaka mun naa wax ne li fi gën a bari ci seen activité moo nekkoon bay yamba donc fii soo xoolee am na fukki tool yu ñu lim fii yoo xam ne vraiment am na yu xam ne yegg na ay hectares am na yoo xam ne motul hectare quand même mais au moins yamba bi daal màgg na. ñu ngi fii ca Badion espace bi ngeen di gis verdure bi ngeen di gis sinébar la maanaam yamba bi nga xamante nag ñu yor ay gànnaay te ñu dëkk ci base bii ni ñoo ko doon bay di ko jëfandikoo di ko jaayit. ñu nga kenn ki nga xamante nag te di taskatu xabaar ñu xam ko bu baax a baax li jëm ci mbirum Casamance Ibrahima Gassama tey ñu ngi ak armée di xool opération bi nga xamante nag amal nañ ko sécurisation ban jàngat ngay def justement ci opération bi ni mel. waaw jàngat bu ma ci am mooy que gis naa liggéey bi nga xamante ni l'armée bi gis na ko ndax ñun ay dëgg-dëgg lañ ci doon am mais tey lii tax na ñu teg ci bët gis ni daal am na ay bërëb bi nga xamante ni
kenn fooguloon ni tey jii nit dina fi mën a egg ndax dem nañu lu mel ni Badion lu mel ni àll Sikun bi ak Bilas nga xamante ni dugg fa yombut gis ngeen oto yi sax pour ñu dugg fii daanaka dañu doon raam donc l'armée bi tey bu fi duggee ba am sañ-sañ woo ñu tamit ñu teg ci bët loolu dafa ni daal du lu ñu inventé ndax gis nañu ay jumtukaay ñu jàpp demee ni ay vélo demee ni ay xooxu fetal demee ni ay fetal demee ni yeneen jumtukaay ñuy toggee mais yemuñu ci ndax dañu doon laam-laamee ndax fii am nay toolu yamba wala amul mais weddi gis bokku ci gis ngeen li nga xamante ni tool la te lu mat ay fukki tool dinañ ko fi gis donc loolu nag wone na ni l'armée bi def na liggéey bu am solo léegi nag li nga xamante ni moom moo gën a mën a dalal xelu nit ñi mooy lu weesu lii ndax nit mën na fi ñëw dëkk ndax ñi fi dëkkee dañoo gàddaay mais bu ñu sukkandikoo ci kaddu bi nga xamante ni njiitu l'armée bi wax na ko moo di ne fii désormais ligne rouge lañ koy considéré ba képp nga xamante ni yéeneem buntu xataal ak nasaxal la ñu jëlee la fi kon foog naa ni loolu dalal na xel te dinañ foog ni daal dina yombal dellu si nga xamante ni askan wu gàddaay bu dellu see dina nekk ci jàmm fii ni mu ko yéenee. ñu ngi fii ca Sikkum mu doon beneen base li nga xamante nag moo di woy fippu yi te ñu yoroon ay gannaay dëkkoon fii mën nañ jàpp ne tey ji armée nangu na ko ci loxo woy fippu yooyee ndaxte am na opération de ratissage bi ñu fi amal sécuriser ko ba teg ko seen loxo Sikkum a ngi nii. donc tey ñu ngi fii Sikkum muy dëkk boo xamante ni dëkk bu historique la parce que PC bi fii la nekkoon maintenant balaa ñu fee ñëw jot nañu récupérer yenn position yi nekkoon suñu kaw am na yenn yoo xamante ni romb ngeen ko certainement ci yoon bi muy position Bouman Blaze bi ñu paree foofu ñu dem jël aussi position Bousulum donc position yooyu yëpp ngeen gis dañ fa nekk lu dul di béy yamba ak di dagg bant yi di jaay ak aussi di jëfandiku lépp loo xamante ni mu ngi ci àll bi te xamante ni population locale yi ñi nekkoon ci dëkkuwaay yooyu ñoom ñoo ko yellool mais dañuy ñëw teg ci seen loxo di def lu leen neex mu leen di indil xaalis bu bari boo xamante ni ñoom lay jëriñ te du jëriñ ñoo xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci dëkk yooyu waaye comme état aussi dafa nekk pour assurer sécurité nit ñi seen dem ak ñëw ak seen am-am moo tax ñu def suñu liggéey fexe ba dàq saay-saay yooyu ñu jóge fi ndax ñi ñoo xamante ni ça fait des années dañu quitté seen kër yi ñu mën a dellu siwaat ci seen i dëkk mën a def seen i activité normale dajalewaat seen njaboot parce que nit ñi njaboot yi tas nañ nit ñi toog nañ ay at yoo xamante ni mënatuñu nekk ak seen i waajur donc vraiment loolu moo tax armée def li mu war a def ba nit ñi mën a dellu si ñu gunge leen ñu mën a toog dajalewaat seen i njaboot liggéey li ñu war a liggéey. li ni mel di firnde ni lii di fànn koom-koom fës na lool ci mbir mi ay nit yu dëkkoon fii waaye nag tey jii mënees nañoo jàpp ni armée def na ay jéego ndaxte récupéré na espace yi ni mel ba teg ko loxo moo tax it ñu amal fi ak doxantu di fàttali nit ki ñu ngi ca Sikkum yàgg nañ dégg tur bi ni jàppoon nañ ni woy fipp yi nag amoon nañ fi doole lool loolu dëgg la waaye tey jii jàmbaarte gi nga xamante nag sunu armée sénégalaise fësal na ko loolee jeex na tàkk. matériel yi ngeen di seen sama ginnaaw ay charrette la ay vélo ak yeneen bi yi nga xamante nag jàpp nañ ni
nit yi yoroon ay gànnaay ñoo ko nangu ci ay doomu aadama loole nag mu ngi ci base bi nekk fii ci Sinthiou fii nag la ñuy ndarkeppee opération bi dund ngeen ko ak ñun li ko dalee Sinthiou Badiong ak yenn mbir yi nga xamante nag gis ngeen ko ak seen bët ci opération de sécurisation bi nga xamante nag armée sénégalaise amal na ko fii nag la ñuy ndarkeppee jotaay bi di leen jaajëfal di leen cant di leen gërëm di leen dig daje su yeneen jotaay yi nga xamante nag fas nañ ko yéene dund ak yéen ñu ñuy bàyyi xel ci 89.3 naka noonu itam ci suñuy plateforme yu mel ni Facebook YouTube Twitter ak Instagram groupe Média du Sud la woon Ansoumana Da Silva Djily Mbaye Diédhiou ak Elder Gomis jaa ngeen jëf. GMS Sembas.